allo salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax mbokk yi qul jaa alxaqu wa zahaqa albatil inna albatila kaana zahuqa. maa ngi leen di ziare bu baax a baax di am mbégte waa di jégalu nag ci fan yi yëpp géej gi ngeen ma gëj a dégg ma gëj leen a dégg yéen tamit waa nekk ci ay yitte yu xat-xat rek yu bare bari ñu ngi leen koy jégalu bu baax a baax a baax. waaw maa ngi déglu question yi incha allah jërë ngeen jëf. allo salaamaaleykum wa rahmatullah waa sëriñ Aboubacrin Diallo maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax waa laaj bi nga laaj am na solo mooy nan la déggee li nga xamee ni moom la l'ancien premier ministre du Sénégal di Idrissa Seck nekk aussi chef de parti. nekk un politicien waaye tamit ñu xamee ko ci ndaamal daaru mu nekk koo xamee ni politicien la bu ñu ràññee ci réew mi waaye tamit nekk koo xamee nit ñi xamee nañ ko ak muus maanaam daal borom xel mu rëy la ci arène politique bi nekk na tamit nit koo xamee ni da daan boole ci ay discours politique am ay aaya alquran ak ay hadis di wax ci diine nit la koo xamee ni tamit xam nañ tarixa yi nga xamee ni xëy na jaar na ci ak tey jii li nga xamee ni ci la nekk di ko woote donc loolu yëpp ay paramètres la yoo xamee ni jar na xam parce que tamit nit ki balaa ngay xam ay waxam donc war nga xam nit ki ban taxawaay la am ci société bi ak tamit ay waxam généralement ci ban anam lay jëm xam kiy wax tamit ndax théologien la maanaam ndax nitu diine la wala nitu àdduna la maanaam politicien la loolu yëpp dafa mat a bàyyi xel ci discours boo xamee ni discours ba mu wax wala déclaration ba mu def moom lañ bëgg a jàngat. loolu kon mooy tomb bu njëkk bi mooy ñu xam kan mooy Idrissa Seck d'abord. am na présentation bu ndaw bu ma fi jot a def léegi nii waaye li am solo fii léegi ñun ñu ngi taxaw devant une déclaration boo xamee ni wala boog benn kaddu goo xamee ni yëkkati na ko mu toll ci luy tolloo 4 minutes loo xamee ni wax na ko mu jëm ci wàllu diine waaye tamit mu jëm ci wàllu diplomatie. donc ñi kaddu Idrissa Seck yi buñ ko bëggee dégg mooy kaddu la boo xamee ni dafa séddalikoo ñaar maanaam kalaam la boo xamee ni zu haddayn wala boog yan fasil ila faslayn mooy lan li ma bëgg a wax mooy lan mooy ni am na koo xamee ni daana boole ci ay discours am discours yi nga xamee ni discours politique la daana ci dugal alquran ñaareel bi mooy moom en tant que leader en tant que un sénégalais boo xamee ni ci wàllu politique la yëngu ci wàllu diplomatie la nekk donc wax na donc loolu liñ ci mën a déggee mooy lii may bëgg a wax liñ ciy déggee mooy lan bi ci njëkk mooy benn nañu xam ni un théologien waxul c'est un politicien qui parle kooku mooy premier tombe boo xamee ni kiy déglu war naa rëdd point boobu souligner ko bu baax politicien mooy wax théologien waxul du Mouhamed Galla Ndiaye bi nga xamee ni moo demoon jànge ca université Al Azhar di wax bokkul ak ki nga xamee ni moo dem Sorbonne dugg science politique génn ñëw taxaw di wax ñaar ñooñu bu ñu waxee seen wax kenn ku ci nekk buñ ko bëggee peese dañuy xool ci yan balance ci yan mandaxe ak ci ban contexte waaye tamit xool aussi naka lañu mën a jàngate wax jooju ak naka lañ ko war a mën a dégg kon bu ñu jàppee ni ki wax ni benn du nitu diine waaye nag donte du nitu diine waaye daana dugal diine ci ay discours am li may njëkk a wax foofu mooy dégg naa ci ñi nga xamee ni balaa may ñëw man ci sama analyse personnelle dégg naa ci ñi nga xamee ni xëy na ñoo ko doon sànni ay xeer wala ñoo doon critiquer ay waxam ñu ni
dafay jaxase diine ji ak politique bi. léegi man question bi may njëkk a laaj mooy nitu diine boo xamee nitu Sénégal koo xam ne politicien nga ngay wax ci politique di indi di ci dugal diine ñu bëgg laa xarab bu fekkee ni ñi lay xarab tamit dañuy xarab réew mi ndax réew mi du référé wu ci diine di réewum laïc lañ yor pour ñoom politiciens yi waruñoo dugg ci diine ji maanaam waruñoo wax xuus ci diine ji bu saa yu ñuy politique waaye tamit buñ ko deful tamit ñu ne leen yéen ay laïc ngeen gëmu leen diine du seen référence bu ñu gisee koo xamee ni mooy dellu nag ci diine di ci indi ay aaya di wax ak nit ñi di wax ak ay jullit ñu ni ko non 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 diine ji ngay wax nii waroo ko indi ci politique bi. donc il faut que sénégalais yi xam lan la ñu bëgg loolu mooy point bu njëkk bi mooy sénégalais il faut que ñu xam lan la ñu bëgg li may wax ni yëpp nag duggaguma ci discours bi li may def nii yëpp lu ñuy tuddee méta discours la méta discours mooy lan mooy discours boo xamee ni li may bëgg wax nii mooy la nekk ca ginnaaw wax ja te duggaguma ci biir wax ji. kon point bu njëkk bi mooy est-ce que nitu diine nitu politique war naa ci discours politique am est-ce que war naa dugali aaya ak hadis wala déet bu ko defee ñu xarab ko bu ko deful ñu ni gëmul diine ci tubaab yi la jànge bëggul diine du wax ci diine du seen référence tubaab yi ñooy seen biir il faut que ñuy wax kon maanaam li ma ci mën a déggee mooy dañoo bëgg nitub Sénégal di ab jullit ñu jur la ci diggante ñaari jullit waaye nga nekk politicien booy wax da nga war a sukkandiku ci ñoom Descartes ak ñoom Aristote ak ñoom Socrate ak ñoom Karl Marx ak ñoom Rousseau ñooñu ngay sukkandiku kon loolu dafa mel ne loolu lañ bëgg ñun kon bëggatuñu ñu dellu ci sunu pas-pas leneen li ci des mooy ki doon wax gis nañu ne ay nit yoo xamee ni jóg nañu attaqué ko directement ba am na ci sax ñoo xamee ni xaabaabal nañ ba génnee ko ci diine ji ma jàpp ni nag loolu wax ju garaaw la attitude bu garaaw la boo xamee ni ñun en tout cas ñun suufiyanke yi li nga xamee ni moom la ñuy attaqué toujours di ko xarabe sunu mbokk salafiste yi ak sunu mbokk wahabit yi nga xamee ni lu yëngatu ci ahlu tasawuf ñu ni kii génn ci diine ji takfir la ni mushrik nga maanaam la même attitude jikko jooju nga xamee ni ñoom moom lañu am ñoom wahabit yi vis-à-vis des soufis tey ci suufiyanke yi ñoom ñoo jóg jël attitude boobu di ko dal di ko tàppe ci kaw ay jullit kon ñu gis ni kon mawqif la boo xamee ni bu xatir la mawqif bu xatir la léegi est-ce que loolu war naa am wala warta am li nga xamee ni moom laa bëgg wax mooy ni kii nga xamee ni mooy Idrissa Seck bi mu waxee li mu wax ba pare benn xam nañu ni du conférence boo xamee da ko waajal parce que tamit nit ki balaa nga koy àtte ba dem di ko génnee ci diine ji wala ngay jël ay waxam di ko interpréter di ko yóbbu fu la neex di ko dégg nu la neex di ko yekk lu la neex au moins war ngaa teey ci ay waxam benn ñaar jéem a xool ay waxam nan lañ ko mën a déggee ci lu jub bu loolu mënta nekk nag nga soogay dem xool la mu wax nañ ko déggee ci lu jubul waaye balaa ñuy yegg foofa mooy man li ma jàpp ni mooy li borom xam-xam yi waroon na def mooy convoqué ko woo ko ci plateau defe naa ni nit ki balaa nga koy àtte au moins jox ko droit mu expliquer wu ci li mu doon wax jox ko occasion ni ko yow kat Serigne Idrissa Seck li nga fi wax pour ñun garaaw na lool waaye comme 4 minutes la te yow politicien nga tu n'es pas un théologien qui parle te xam nañu ni diine ji maîtriser koo xamee ni am na ay njuumte yoo xamee ni xëy na war na laa mën a bañ a dal kon bi xusni dannina bihi wa dar'an li al ahkam al juzafiya
التي يمكن لنا أن نوقعها عليه درءا لكل ذلك li ñu waroon a def mooy dogal ko ngant le temps que ñu koy jox kàddu gi mu exprimer wu expliquer 4 minutes yooyu nga xamee ni 4 minutes yu gàtt la yoo xam ne dañ koo tàllal micro xëy na sax waajul la mu doon wax xëy na préparé wu ko du woon conférence bu ñu léegi ñu jox ko ne ko ni ko ah Idrissa Seck kat yow kat wax nga fi loo xamee ni xel yi kat ñi ngi bëgg a nëx xel yi kat ñi ngi bëgg a teey kon nag ñi ngi lay ñaan nga exprimer wax li nga doon wax nga leeral ko def naa balaa ñu koy atte loolu mooy attitude bi njëkk boo xamee ni boroom xam-xam yi waroon nañ ko def waaye malheureusement li am mooy kenn ku nekk jéem nga tëb nu mu gën a gaawee nga jël ko atte ko yekk ko lu la neex ba dugg ci viam dugg ci passéem dugg ci léppam len lu ci nekk nga dugg ci di wax ci nit ki vraiment ma jàpp ni nit ñi war nañoo ragal yàlla ci benn mooy lan mooy balaa ngay atte nit ki balaa ngay jël nit ki di ko yóbbu sawara balaa ngay jël nit ki ni génn ci diina ji mooy li ci njëkk mooy nga dogal ko ngant wala boog nga jox ko temps mu exprimer wu li mu doon wax mu leeral ko ba ñëpp mën a xam ne ah kii kat li mu doon wax kon leer na nañ lii la bëgg a wax ñu ne ko ah kon sëñ bi lii nga wax nag l'islam nee na génn nga ci diine ji wala ñu ne ah l'islam kat nee na génn goo ci diine ji jàpp naa ni loolu mooy li nga xamee ni mooy jullit ñi ak intellectuels yi loolu lañ waroon def waaye rek jóg kenn ku nekk bëgg a wut buzz kenn ku nekk bëgg a wut tur rek parce que am na ci ñoo xam ne balaa ñuy kontaan ñu dal ci ay nit yu am importance ci société bi balaa ñuy kontaan balaa ñuy am xol bu sedd mooy ñu attaqué ay nit yoo xamee ni nit ñi jox nañ leen cër respecté nañu leen lii mooy première pàcc ci sama commentaire léegi nag après ma soogay ñëw nag dugg ci biir discours am ñu décortiquer ko insha allahu taala gis naa sama xarit Ismaïl Gueye mu wàcce fii lu mel ne laaj wala boog loo xamee ni xëy na am na lu mu jàngate mbir mi xam naa bu waxoon nag ci baat ci kaddu ñu mën koo dégg xëy na ci lay gën a leere waaye li ma gis bu bind ko mooy képp ku weddi benn aaya ci alquran génn na ci diine ji waaye tamit murtad nga ci l'islam ah man day jàpp naa ni ba tey jii nii Idrissa Seck weddiwul ab aaya ci alquran képp koo xamee ni dégg nga ni Idrissa Seck weddi na ab aaya ci alquran na indi firnde gi man day Mouhamed Galaye Ndiaye li ma dégg ci déclaration xanaa ma dégg leneen lu bokkul ak li keneen dégg bu dee 4 minutes yi nga xamee ne moom lañ ko tàllal micro muy wax gisuma fenn fu mu weddee ab aaya ci alquran karim kon jàpp naa ni balaa ñuy wax ni nit ki weddi na da ngay indi maqta indi fa mu weddee nga indi ko teg ko ci kaw taabal ji ñu mën koo discuter bu ko defee nag léegi ñu ñëw ci deuxième partie bi léegi bu ñu bëggee jàngat discours am te jàngat bi ñuy def mooy lan mooy feeg moom jëlagul kàddu wax ni man lii ma wax nii lii laa ci jublu li ñu mën a def lépp mooy ay supposition ay interprétation ay tawilaat ak ay tafsiraat li qawlihi loo xamee ni amul lenn loo xamee ni mën naa nekk loo xamee ni lu qat'i la mën nañu wax ni lii la bëggoon wax exactement kon li ñuy wax lépp mooy sunu déggin ca la mu wax sunu déggin ca la mu wax ah sunu déggin nag mën naa bañ a nekk la Idrissa Seck wax waaye tamit mën naa nekk la mu wax kon li gënoon mooy ñu déglu ko mu expliquer wu surtout ñi koy attaqué nga xamee ni kenn ku ci nekk ñu ci bari am nañu plateau wala am na ci ñoo xamee ni am nañu plateau boo xam ne mënees na ko na woon a invité mu ñëw toog ñu ne ko ah Idrissa yow kat démb wala bërki dem wax nga fi nangam ak nangam te jaxase nga xel yi parce que lii ngay wax kat lii ak lii ak lii ak lii lay nuróol kon sénégalais yaa ngi nii jullit ñaa ngi nii wax nga loo xamee ni xëy na dégguñu la yéem na leen am na nuñ ko déggee exprime toi maanaam waxal nit ñi dégg la leeralal li nga bëgg a wax
kon defe naa ni loolu moo doon alxatwa al ula loolu moo doon jéego bu njëkk bi léegi nag li mu wax te ma jàpp ni sama mbokk arabisant yi ñi ci wax ñëpp ñi ci ma ci dégg ñëpp dañoo déggul wax ji du ab prétention nag du dama jàpp ni xëy na maa leen gën a dégg déedéet ndax moom kii di Idriss Seck version bi mu joxee ca la mu doon nettali c'est une version juive loolu mooy lan mooy ni am na ñaar ñoo xamee ni ñoo seq xuloo bi muy naar yi ak juif yi donte yow bu fekkee ni ab jullit nga nekk ab sénégalais yow doo gisee xadiya bi noonu histoire bi yow doo ko xoolee noonu da ngay gis ni l'islam dafa ñëw juif yi bañ yow noonu nga koy gisee mais boo taxawee ci position ku neutre di jàngat phénomène bi mais juif yi lan moo tax nanguwuñoo gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax nanguwuñ koo gëm parce que dañoo jàpp ni ñoom ñooy le peuple élu ñoom la yàlla tànn benn ñaar mooy jàpp nañu ni prophète buy ñëw dafa war a bokk ci seen xeet ñoom maanaam dafa war a nekk juif te ñëpp ñun ñëpp xam nañu ni Ibrahima alayhi salaam moom moo jur Ismaïla Ibrahima moo jur Ismaïla te ñun ñëpp xam nañu ni Ibrahima diggante Ibrahima ak Isxaqa Ibrahim Ismaïl pardon Ismaïl ak Isxaq Ismaïl moom moo meññat yonent yàlla Muhammad et Isxaq moom moo meññat juif yi te ñoom ñaar ñëpp ki leen jur kenn la muy Ibrahim ñooñu kay ay doomu baay lañ ñooñu bu ñu nekkul ay doomu baay lan lañu war a mën a doon kon bu ñu nekkee ay doomu baay ci histoire di dox ba kenn ci doomu baay yi surtout kenn ci doomu baay yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy taxaw ni yenantu laa ñii ne ko déedéet mënoo koo doon ñii wax ni Muhammad c'est un bédouin arabe il n'est pas un prophète c'est un imposteur ce sont les juifs donc Idriss Seck il a raconté l'histoire d'un point de vue juif donc pour wane ni histoire boobu mu nettali dafa bëgg wane ni juif yi nii lañ ko jàppee du ni moom version boobu la gëm parce que amul dara luy wane ni moom version boobu la gëm dafa wax ni rek ñaar doomu baay ñooy xuloo kenn ci doomu baay yi ñëw taxaw ni man de yenentu laa ñu ni ko doo moom donc loolu mooy histoire noonu la histoire tëdde bon gis naa ak yeneen yuñ ci wax ci wàllu Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ni Saara moo tax mu génnee Haajara ak yu demee noonu loolu bu ngeen demee ci téere histoire yi di ngeen ko ci fekk bu ngeen demee ci téere taarix yi di ngeen ko ci fekk mais ça ne veut pas dire que ni c'est la vraie version c'est la version authentique ça ne veut pas dire que loolu mooy version ba amoon parce que alquran waxu ko mais loolu taarix la te loolu buñ ko bëggoon a xóotal sax mën nañoo dem ba mën koo layal kon loolu man jàpp naa ne jarul ñu ci takfir nit di ko génne ci diine ji beneen point bi nga xamee ni xëy na moom laa jàpp ni moo garaaw ci li mu wax te feek joxaguñ ko mu expliqué wu mënuñoo sax ni jàppe ni lu garaaw la mooy lan mooy ni toujours damay fàttali ni li may wax ni maanaam sama déggin la mën naa am moom waxewul noona léegi nag sama déggin nag man mënuma cee sukkandiku di génnee nit ki ci diine ji wala di ko yekk lu ma neex fekk dégluwuma ko ba mu expliqué wu leeral li mu bëgg a wax mooy point bi nga xamee ni ci la waxee ni waxe ko imam bi nga xam ne moo nekkoon Arabie Saoudite mu ni ko alquran waxul makkata waaye bakkata la wax bakkata bon alquran wax na makka foofu njuumte la njuumte boobu mënuñu koo génne ci diine ji ngir loola alquran wax na makka wax na bakka duma ñëw ci origine mot bi
parce que loolu dañ koy bàyyeeg luxawi yi ni ñoom boo ca demee da ngay gis ni ñoom seen bopp d'accorduñ ci cosaanal baat bi d'accorduñ ci déjà yi ma dégg gun yëpp version yi ñu fi indi yëpp fi mu toll nii mën naa leen indil benn version boo xam ne dégguma ko ci kenn te mi ngi ci téere yi ci Makka fan la bakkata fan la jóge dañu ni li summiyat makkata bakkata li annaha tabukku kulla man jaa ilayha ghatrasatan c'est-à-dire képp koo xamee ni ñëw nga Makka pour détruire Makka pour yàq Makka pour dal ci kaw Makka bépp tyran bu jóge feneen di ñëw Makka da lay repousser da lay jox kurpañ nga dellu ginnaaw ñu ni bakka loolu lay teg kon bokk version yi bari na am ñu ni bakka béréb bi la ñii ni bakka mag mooy kaaba gi donc explication yu dul jeex la ci luxawi yi ni indi ñi jàng luxa indi nañ ko ci kon loolu du loo xamee ni mën na see sukkandiku pour mën a encore takfir nit génnee ko beneen bi ci des mooy li mu wax nii bakkata mi ngi jóge ci baka maanaam pleurer ba pare mu wax ni xëy na mën naa am ni du fii lan moo ñuy wax ni du fële du Jérusalem lan moo ñuy wax ni ñu du Jérusalem ba pare mu wax ni moom xam na fan la waaye balaa mu koy wax il faut que nu mu tuddati palestiniens yi ak arab yi dajaloo mu soog leen di wax fan la man loolu ba tey jii bu dee yàlla rek moo tax ñuy wax ba tey jii gisuma ko mu weddi fi dara parce que bu ni woon Pikine la wala mu ni Géejawaay la ñu ne ko sama waay kaay yow kat yenentu bi doxalewul nii waaye ba tey ba léegi waxuguñu fan la koo xamee ni waxagul fan la nga ni ko weddi nga defe naa ni loolu kat sëñ bi ak tooñ lay nuru donte nag waxam laaj na j'insiste donte waxam la muy junj lu garaaw la laaj nga ñu woo ko ni ko wax ñu loo ci jub parce que li ngay wax nii kat bu dee liñ jot a dégg nii moom nga ci jublu lu garaaw lay doon léegi nag kaay ci plateau bi nga toog nga wax ñu yow lan nga bëgg a wax loolu mooy le minimum loolu moom mooy le minimum mooy ñu woo ko mu expliquer wu loolu daal laa jàpp ni intellectuels yi loolu la ñu waroon a def li ñu waroon def mooy invité ko Sénégal réewum dialogue la Sénégal réewum waxtaan la waaye du réewum takfir ñi fiy def takfir nag li nga xam ñoo fi woo di ku wax benn baat ñu yëkkati ko ba ci kaw toroxal sa njaboot bëgg loolu yëpp defe naa ni mën na ñàkk il faut que on reste des gens yoo xamee ñu sensé lañu ay nit yoo xamee dañuy wax ci xam-xam di àtte nit ñi ci kaw xam-xam te génn ci cadre bi nga xamee ni cadre takfir la loolu buñ ca duggee daf ñu yóbbu foo xamee ni fu sori la gis nañ société yi nga xamee ne ñi ngi yàqu gis nañ société yi ni ñu leen attaqué ci jamono gis nañ tamit loolu fan la jëm ci radicalisme dans les idées ak le fanatisme dans les idées ma jàpp ni loolu kon lu ñu war a mën a moytul Sénégal la ñu bañ a dugg ci gaal googu ndax gaal gi nga xamee ni ci la ñu nekk gaalug jàmm la gaalug dialogue la gaalug waxtaan la kon li ma gëm mooy dañ ko war a woo ci plateau ni ko yow kat li nga wax exprimé wul leeralal li nga wax ba boo fi jógee ñu xam ni lii nga bëggoon a wax waaye nit ki wax benn wax boo xam ne mayu ñu ko sax fu mu yekkee nàkkam kenn bëggatu koo déglu moom daal nañ ko takfir nañ ko yekk lu nekk ba pare c'est très grave dans une société loolu deuxième bi mooy ni ku toll na Idrissa Seck bu waxee dañ ko war a tontu ci tàng bi déedéet du nit ki ak même bu amee cër ci société dafay wax rek ñu tontu ko ci tàng bi déedéet nit ki bu waxee bu laajee li mu wax bu dee ay tënk la xam nga Idrissa Seck damay wax ni il n'est pas un théologien loolu ñu bëri dañ koy fàtte du ab théologien donte day wax ay discours politique am di ci dugal ay aaye di wane ni dégg na dina ji xam na nag il n'est pas théologien kon ay waxam da ngeen koy yóbbu ca arène politique ba ngeen atte ji ko fa léegi nag lu mu wax ci diine ji ci lu garaaw ngeen woo ko ni ko yow kat wax nga lii ak lii ak lii léegi nag bëgg nañ nga leeral ñu lii ak lii bu ko defee ñu xamal la ne da nga juum du nii nangam ak nangam la waaye du ñu tëb rek takfir nit ki jóg rek di attaquer nit ki loolu sëriñ bi loolu bu fekkoon ne ku def lu mel noonu ñu ñëpp war a jóg dal ci sa kaw
day garaaw dañuy dugg ci société bu garaaw la ñuy dugg dañuy dugg ci 17e siècle ak 16e siècle ci Europe nga xamee ni li ñuy tuddee mahakimu taftish di commencé dugg ci xelu nit ñi ak nit ñi discours bu ñu wax bu dëppoo la ñu jàpp la tëj wala ñu génne la loolu c'est très grave loolu wahabiti ak salafiste yi ñoo ko dese ñoom ñoo dese loola nit ki bu waxee dara dañ koy woo laaj ko loolu la diine wax gis nga même ñoom xalaaj sax xalaaj ci yow bañ koy àtte dañ koo convoqué mu ñëw donte politique lu bëri dugg na ca ba ñu def ca lañ cay def waaye nit ki dañ ko war a convoqué ba mu ñëw bu ñëwee ñu ne ko yow kat wax nga nangam ak est-ce que da nga ciy dellu wala waxal lii wala leeralal lii bu leeralee ba pare ñu soogee xam fan la ñuy taxaw ci moom man daal lii laa wax mooy waxuma ne li mu wax garaawul loolu aussi ñu bëri il faut que ñu xam li may wax mooy lan waxuma ne li mu wax garaawul dama ni pour ñu mën a xam gravité wala boog li mu wax ñu bëgg koo tuumaa li ko attaqué dañ ko war a convoqué mu ñëw ñu ne ko leeralal li nga wax. allo salaamaaleykum wa rahmatullah waa sama sëriñ sama xarit ka donc maa ngi fàttali aussi que ni jëlaluma ko paar loolu il faut que ngeen xamee ni ñëwuma pour défendre Idrissa Seck je défends des idées ay xalaat lay défendre dama jàpp ne nit ki balaa ñu koy àtte wala ñu koy attaqué di ko génne ci diine ji war nañ ko woo convoqué ko mu ñëw ñu wax ko li nga wax ni loo ci jublu kooku mooy benn ñaareel bi waxuma ni li mu wax garaawul wala boog li mu wax li mu junj waxuma ni mënees na cee dégg lu garaaw ba léegi waxuma ko dama ni nañ ko woo mu ñëw mu exprimer wu ci lii mu wax ndax lii mu wax kat mënees na cee dégg ay dégg yu garaaw ñetteel bi mooy ni musul wax moom Idriss Seck ni fi ñuy aje du foofa il faut que tamit ñu ragal yàlla tuuti il faut que nit ki la mu wax ñu jaaraat ca la mu wax musul wax ni fi ñuy aje màkka du foofa bakkata la wax il parle d'un concept il parle d'un mot qui se trouve dans le Coran benn baat bu nekk ci biir alxuraan baat boobu la wax ni moom xam na fan la te loolu mënees na ko wutal taawilaat yu bari mooy lan mooy ni moom mën naa wax ni bu ñëpp ñëwee toog mu ni leen màkka la mais dama bëggoon comme ni mu ko waxee dama bëggoon dajale palestiniens yi ak israéliens yi ci benn taabal parce que ay doomu baay lañ te ñun waa Sénégal ñun ñoo gën a apte pour dajale leen donc mënoon na nekk benn tactique politique boo xamee ni moom la bëggoon a def waaye ça ne veut pas dire que ni dafa bëgg a weddi ab principe lu toll ne aj parce que tamit yow mii tey jii di wax ak man boo waxoon benn baat tey jii ci lislaam loo xamee xëy na am na lu muy nuróol du ma tëb mukk ni doo julit wala da nga weddi kaaba ga parce que yow julit nga yaa ngi julli yaa ngi dem ci jàkka ji yaa ngi aji màkka di ñëw kon moom lu mu wuti woon màkka lu mu fa wuti woon bu fekkee ni du foofu lan la fa doon wuti bu fekkee ni du loolu moom nee na lan la julit ñi fan la ñuy demee màkka ana ñi doon aji màkka ak boobaa ak léegi fan lañ doon aji xanaa kon du foofa donc am na yoo xamee ne wax dëgg yàlla waruñu ko mën a dégg ci waxam nii feeg jëmm ji ñëwul teew ni lii laa ci jublu lii rek laa bëgg a wax ci lu gàtt ngeen baal ma. waa salaamaaleykum waa sëñ bi li nga wax am na solo posé nga question yu am solo nag nga posé mooy ni ñi ko tontu lu tax jàpp ma ni war nañu ko mën a tontu wax kay war nañ koo mën a tontu waaye balaa ñu koy mën a tontu ba yegg ci yenn discours yoo xamee ni yu extrémiste la moo ñu woo ko taaj ko xam nga nit ki nekkul koo xam ne dafa nekk ca Chine ñu ko war koo convoqué mu ñëw Sénégal pour exprimer wu koo xamee ni Thiès gii la dëkk nekk ab Sénégalais di yewoo ci sunu biir nga xamee ni suba mën nañoo dem woo ko mu ñëw ci télé yi ñu wax ko ni ko waxal li nga bëgg a wax ñu dégg ko léegi nag Idrissa Seck politicien la mooy li nga wax politicien de métier la koo xamee dafay def ay tic tagam xool nu mu mën a jël ci nu mu mën a jaare ci réew mi man du ma exclure waxuma ni dama koy atténé du ma exclure ni li mu doon wax am na sax ñu ko junj ni xam na ni àdduna bi léegi israéliens yi dañoo cee am solo lool ku jàppale nga doon président mën na am foofu la bëgg a potaxlu dugg mais man ba tey jii mënumaa wax ni looloo doon ay intention mënuma ko wax parce que loolu la ñuy tuddee procès d'intention te loolu dañ koy bañ maanaam jël nit ki xool ci sa yéeney bopp yow nga jël ko atte ci nit ki dugal ko ci kaso tëj ko damm caabi ja loolu lay tekki mooy yow loo wax rek man mën naa am nu ma ko dégg ci sama biir xel rek daal di génn wax def ay déclaration tëj la donc
loolu la ñu war a moytu. ki wax ab sénégalais la Thiès gii la dëkk 70 kilomètres de Dakar nañ ko convoqué mu ñëw bu lànkee bañ a ñëw nag bu boobaa kenn ku nekk il est libre mu dégg ci waxam lu ko neex mu dégg ko dañ ko woo ci plateau yi mu exprimer man daal lii laa wax waaye nekk fii jël waxi nit di ko xëcc di taaw yi kenn ku ci nekk ñi ko contre ci politique dugg ci ñi ko contre ci diine ji dugg ci ñi kenn ku ci nekk di maanaam ni ñu koy waxeeti di profito pour xëy na fa nga farak fa nga yooyu ñun vrai que ay intellectuel ngeen daa wax de waxuma nag ay parloo bu dee ay intellectuel ngeen noonu la ñu war a def intellectuellement parlant ñu jàng ci diine ji ku wax dara lu mu war loo xamee ne daf koo juñ ji wax te leeragul dañ koy woo ba mu ñëw ñu ne ko ah yow kat wax nga nangam ak nangam lii daal laa wax défendre ma kenn mais damaa gis ni sama gis-gisu bopp nag mu tawaaduan mooy ni ci ak modestie mooy ni jàpp naa ni loolu la ñu waroon a def balaa ñu koy attaqué balaa ñuy def quoi que ce soit. ah sama sëriñ yi waaw baaxee ma tur wi rek baaxee ma tur wi waaye li ngay wax am na solo lool léegi li ma la bëgg a tontu mooy du ni dañuy défendre yenn intérêt yi rek jël nit ki attaqué ko parce que nit ki boo ko dee attaqué da nga ko war a teg ci yoon maanaam mooy fi nga xam ne fi la ñu war a jaar pour mën a attaqué ni léegi nag Idriss Seck kon bu boobaa li nga wax nii mooy dañ koy yóbbu ca arène politique ba discrédité ko ci wàllu politique ne ko ah yow kat sénégalais yi nga bëgg a nax jaar ci diine wala boog jaar ci yahudi yi pour mën a jot ci réew mi attaqué ko ci wàllu politique waaye duñ ko yóbbu ci arène ca jàkk ja maanaam caw ko ay yar ni ko yow kat li nga wax génn nga ci l'islam donc ñaar yooyu la sénégalais yi war a ràññee un politicien qui parle sur la politique qui prononce un discours politique donc dañ ko war a yóbbu ca arène politique ba waa politique atte ko parce que lii muy def nii récupération lañ koy tuddee bu fekkoon ni dëgg li ma ko jàppee man ci politique li muy def nii moom la ñuy def récupération c'est-à-dire mbir mi yegg na fenn mu récupérer mbir mi ba pare nekk un profitard boo xam ne dafay dem profiter wu ci situation bi parce que jàpp nañ ni war naa mën a am ay alliés feneen kon buñ ci dugal diine nañ ko yóbbu ci arène politique ba wan ko lii ngay def xam nañ ko say pexe la léegi nag ñu atte ko ci cadre booba waaye duñ ko jël génne yóbbu ko ci jàkka ji génne ko ci diine ji maanaam bu fekkee ni dégg nañ li ma bu ngeen dégg ngeen li ma bëgg a wax mooy il faut que ñu def nuance boobu il faut que ñu tàqale diggante ki nga xam ne théologien la di wax ak koo xam ne c'est un fin politicien qui parle. allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ Khadim Mbaye li nga wax noonu am na solo lool gis nga li ci am mbir mi mooy nit ñi dafa mel ne dañoo maanduwul lool parce que gis nga li fi xew ak acharnement bi am ci Idrissa Seck ak niñ ko yëkkatee yóbbu ko fu sore gis nañ fi ku dem ba ca xaayatul mabka nga taxaw fa pare nekk ministre nekk ci réew mi def ko coow li ci am yëpp amu ci waaye ñun en tant que ay intellectuel ak ay théologien bu ñu nekkee di wax ci yu mel nii buñ ci dugal wàllu politique donte am na nag ñoo xam dañuy jël politique di ko dugal ci biir ndax fii ñun nekkuñu fi pour war a faral Idriss Seck parce que dafa am parti wala dañuy faral Macky Sall parce que dafa am parti jiite réew mi ñun li ñu ñor mooy wàllu diine gi wàllu politique bi nag ñu bàyyi ko politiciens yi ñoom ñu waxtaane ko li am solo fii rek ñu bàyyi ko xel mooy ne Idrissa Seck def na déclaration bi am na lu bari luñ ci mën a dégg am na yu garaaw yuñ ci mën a dégg waaye nag pour ñu mën a jóg pour dal ci kawam nag dañ ko war a convoquer mu ñëw ñu toog waxtaan ak moom man daal li ma wax mooy nañ ko taaj bi daal mooy li jaadu nañ ko def balaa ñuy wax dara wala ñuy jëmale dara ci kawam wala ñuy yëkkatee atte di ko xëpp ci kawam nañ ko woo mu exprimer wu